seen kóolute mooy suñu mbégte yéen mbokk yi safoo ITV bismillah ci xibaaru marax yi bokk na ci lu gën a fës conférence de presse bu doxoon ci diggante Aliou Cissé ak Alain Giresse ñoom ñaar nag ku ci nekk di bàkku sa équipe yaakaar jël raw gàddu gi ngir jàll ci yooyu la final waaye foofu luñ fa nemmeeku mooy jollante kàddu ci diggante woy taskatu xibaar yu Égypte ak yu Sénégal ak waa Tunisie ndax benn joueur tunisien bu lànkoon ne du wax français doon wax arabe boo xamante ne daanaka tekki ko doonoon na lu jafe. yaakaar mun a juddu ndax ndox dog-dog yi mu doon àndal léegi tey mu daal di jeex ñetteelu usine bu kër Momar Sarr liggéeyam moom mi ngi dox bu baax foofee nag mun nañ jàpp ne ñaari téeméeri junni cube mètre d'eau lay war a joxe bés bu nekk saa su ndoppee. ñu wax ci tàggat yaram ba tey bi la yoon nag àddu ci combat bi dox ci diggante Lac de Guiers 2 Boy Niang drapeau Alioune Sall jamono ji ñoom ña nga fële ca Pikine ca stade ba kii di Malick Thiandoum nag daal dina ci dellu wax ci li nga xamante ne mooy xaar ñaari mbër yooyu bu loolu jeexee dañ ci toftal li ñu duppee menuiserie locale di menuisier yi nga xamante ne ñoo fi nekk seen jafe-jafe nag mooy matériel yu cher waaye it bagage yi ñu jëlee biti réew di ko dugal ci biir réew gi ñuy sàkk ci nguuru Sénégal mu dakkal loolee ndax ñoom dañoo bëgg gis seen bopp ci li nga xamante ne moom la ñuy def loolay ponk yi mbokk yi bu ngeen taaxir la ñu yaatal ko. salaamaaleykum mbokk yi xibaar yi ni ñu ko junjee lañu koy dooree utali fële ci Pikine ak stade bu bees bi nga xamante ne mooy dalloo jamono ji jongante bi dox ci diggante Boy Niang ak Lac de Guiers 2 mu nekk nag ab combat de choc amateur de lutte yi dem wutali ko kii nag di Malick Thiandoum moom di journaliste sportif xam-xamam màcc ci wàllum bëre yéey yàbbi ci loolee di wax ne nag ñaari mbëri ku ci nekk boo daanee wala sax ñu daal lay daan am nga loo xamante ne moo lay xaar dañuy déglu Malick Thiandoum. Lac de Guiers 2 Boy Niang combat bu nar a metti la combat bu nar a tactique la parce que dañu nekk ñaari mbër yu nga xam ne lu ëpp ci lu ñuy bëree xel la ñuy bëree ci biir combat am na sax ñu leen bàkkee ni ay mbër yu défensif la ñu dañuy taxaw di xaar lu bëri mais combat la bu nga xam ne jàpp naa ni ku ci ëpp sañ-sañ ci ñoom ñaar yaa koy gagné xeex mënu ci ñàkk déjà ku ci am défaite surtout bu fekkee ni Lac de Guiers la xam nga moom déjà mi ngi dans la cour des grands mais dafa am palier bu nga xam ne moo ko dese pour mu dem conquérir le titre de roi des arènes te li ko koy may tey mooy mu jël ndam ci kaw Boy Niang donc ñàkk ndam li dina retarder toujours progression vers le titre de roi des arènes alors Boy Niang aussi dafa nekk ci buntu cour des grands bi wala sax mi ngi ci biir ak configuration arène bi ni mu demee actuellement bëtam mi ngi ko teg ci Balla Gaye numéro 2 te li koy jotale ci Balla Gaye numéro 2 mooy mu gagné Lac de Guiers donc bu fekkee ni amul ndam ci kaw Lac de Guiers donc dafay delluwaat gannaaw xaaraat lu yàgg pour mën a dem conquérir reconquérir par exemple pour war a daje ak Balla Gaye donc l'un dans l'autre défaite arrangé wu ko ci combat bi combat la bu nga xamante ni examen de passage la pour ñoom ñaar ñëpp ku ci gagné am na fu mu la yóbbu mais ku ci ñàkk di nga xaw a am tuuti. CAN 2019 ñu wutali ci Égypte jongante bi war a dox ci diggante Sénégal ak Égypte tax na ñaari entraîneurs yi ku ci nekk janoo woon ak wëy taskatu xibaar yi waaye jullante kàddu nag la daal di mujjee ci diggante taskatu xibaaru réewum Sénégal ak yu Tunisie benn joueur moom nag moo lànkoon ne du wax français di wax arabe yoo xamante ne tekki ko doonoon lu jafe waaye teewul ñaari entraîneurs yi ku ci nekk nag yaa ngi bàkk sa équipe yaakaar ne dina daal di dóor sa morom ngir jàll ca final CAN 2019 yi dañ ciy ànd ak Isidore Oumou Bikabou. La traductrice. lenn lu ñu gën a mën a ràññee ci bile demi-finale nekk na Alain Giresse mu fi nekkoon entraîneur équipe nationale du Sénégal waaye ci loolu sax taxut gis-gisam ci bile match moo di lépp ci terrain bi la aajo. Effectivement, je connais la plupart des joueurs. joueurs sénégalais yu bari xam naa leen. La connaissance est une chose, les relations. waaye xame bi wute na ak réalité terrain. avec les forces taxawaay ñaari équipe yi et qui sera le plus important. loolu rek moo mën maye nam si kenn si ñoom. ndax demi-finale bi enjeu bu rëy la. l'enjeu qu'il a pour la suite évidemment. xam équipe taxul mu yokk la suñu sukkandikoo ci Aliou Cissé di entraîneur équipe nationale du Sénégal gaynde wam yi dañoo war a respecter adversaire bi. non je crois qu'aujourd'hui c'est pas Aliou
Aliou Cissé et Alain Giresse. yaakaar naa match bi du diggante Aliou Cissé ak Alain Giresse naam sax atum 2017 tase nañu ak Tunisie ba daan ko waaye équipe Tunisie bi gën na am taxawaay teewul dinañu def suñu kéemtalaay kàttan ba am ndam ci boole match xam nañ bu baax Tunisie te équipe bu ñu respecté la. C'est une équipe qu'on respecte énormément. ci ñaar fukki jongante yi ñaari équipe yi am Sénégal am na ca ñeenti ndam waaye Tunisie am ca juróom-ñeenti ndam ñu daal di témboo juróom-ñaari yoon suñu xoolee nag ci statistiques yi suñu xoolee ci li nga xamante ne moo di statistiques yi Tunisie moo raw bu baax a baax Sénégal waaye suñu sukkandikoo ci football bi nga xamante ne gaynde yaa ngi koy wone fan yi ñu weesu Sénégal moom la ñëpp fal favori ci demi-finale bi le Isidore Mobi Kabou di ñaanal gaynde Sénégal yi ndam ci demi-finale yi ñuy amal ëllëg bu ñeenti waxtu jotee. ñu wax ci leneen mooy ndog-dogu ndox yi yaakaar mun naa juddu nag ne loolee léegi tey mu daal di dakk ci Ndakaaru ak li ko wër ndax fële ca kër Momar Sarr du moins ñetteelu usine bi nag travaux yi ña ngay dox bu baax ñu jàpp nag ne 200 mètres cubes d'eau bu noppee ci la fas yéene joxe bés bu nekk Cheikh Assane Fall Souleymane Diallo ñoo àndoon ci boobule tukki. lu tolloog 200 kilomètres yu tegal fukk ak juróom benn lii de mooy yoon bi ndox bi jóge fële ca Lac de Guiers war a jaar laata moo yegsi ci sunu robinet yi fii ci Ndakaaru bi lépp ndox war a génnee ci ñetteelu usine pompage bu kër Momar Sarr ab usine boo xam ne su fekkee ne ñu bëri dañ ko yàkkamti mën nañoo xam ne lu des mu noppi bëreetul loolu. liñ fi gis dalal na suñu xel ay entreprises yu bare nga fi liggéey lu tollu tamit ci junni doomu aadama mu ngi liggéey ci projet bi ñëpp ay sénégalais ci liggéey ci ëpp gis nañ ni ñaar fukk yoo jël mën nañu wax ni juróom benn fukk yi matal nañ ko ñu toll ci 60%. biir 2020 ba la 2020 da jeex la liggéey bi yëpp war a sotti ba ñu taal machine yi. ab projet boo xam ne toll na ci 274 milliards ci financement bi mu war a jàppale waa SONES ba ñu am 200 000 mètres cubes bu ndox yoo xam ne bés bu yàlla sàkk day génn ci bi lépp usine mu doon loo xam ne day ëpp sax li KMS 1 ak KMS 2 daan joxe suñu leen boolee bi lépp exploit su naree mën a ne dafay fekk ni waa SONES ñoom bëgg nañoo am seen ligne haute tension courant wu bopp buñ dul bokk ak kenn. li muy indi ci ndox 200 000 mètres cubes ëpp na day doubler li nga xam ni moom la ñaari usine gi fi nekk di defar di togg ci ndox. wante tamit courant bi relais ñu am ci ay jafe-jafe yu ndaw. moo waral ñuy tabax fii lu ñuy wax benn ligne haute tension ñuy jël courant haute tension jële ko fële sa sàkkal. fédération bi ëmb association consumériste bu Assane Boy bii moom di rafetlu bu baax ni mbir mi di doxee ndax jàpp na ne dina am ab impact bu positif ci nan la ndox mi di ñëwee fii ci biir Dakaaru. li ma gis dal na xel ku ma ne dinaa la yokkal ndox dinaa la yokkal qualité bi ba pare wan ma ne mun naa yomb ndax énergie bi tax lépp dox di nga ko defal sa bopp ñoddul ko sa bopp bu wóor na ma kuy na wàññeeku sama xel dina dal. ay matériel yu yees ay canalisation yoo xam ne qualité bi kese la bokk ci séentu boo xam ne fu sore lañ nekk lii de mooy ab mélange boo xam ne waa Société nationale des eaux bu Sénégal dajale nañ ko ngir def lépp lu ñu mën ba jot 800 000 mètres cubes bu ndox yoo xam ne moom la ñuy séddale bés bu ne fii ci Ndakaaru ngir mën a jàppale boroom kër yi seen xel mën a dal. jërëjëf Cheikh Assane Fall ñu wutali ci commune bu Sicap Diamaguène foofee nag yenn koñ yi daanaka dafa fees dell ki mbalit askan woo mer ba futu ndax ñu jël seeni baleek seeni rato ngir dindi ko teewul ña ngay joxoñ baraamu tuuma yenn kilifa yi waaye it di sàkku ci ñoom ngir ñu dimbali leen ndax mbalit moomay jóge fa tàmbali naa jur ay jàngoro ci seeni njaboot bu daal ngàcc la ñuy àndal ak Omar Bokoum. ku ñëw Diamaguène Sicap Mbao li ngay njëkk a seetlu mooy salte buy jaaba jonge ci mbedd yi. ñu ngi fii ci marché Sam-Sam 3 fii salte bi bëri na fi lool. mbalit
mi li ñu ci bëgg mooy ku ñu ci jàppale ba ñu jóge fi tey buur dimbali nu ba ñu defar suñu marché parce que bu ñu ko defarul tam poubelle lay doonaat rek. ngir xeex salte boobu ay ndaw yu dëkkee ci commune bu Diamaguène Sicap Mbao jóg ngir defaraat yenn endroit yi. mbalit mi mën na indi ay feebar mën na indi jafe-jafe askan bi fii nga xam ne tey moom la ñu taxaw boo fi ñëwoon ci at yi ñu weesu wala ci weer yi ñu weesu kenn mënu fi woon teg sa tànk mais yàlla dimbale nañu xeex nañ def suñu kéem kattan ba mbalit mi fi nekkoon ñu jëlee ko fii. ngir xeex salte bi jaaba jonge fii ci commune bu Diamaguène Sicap Mbao population bi ñu ngi ñaan autorité yi jàppale leen ngir ñu mën a jëlee salte bi fii. mairie bi moo doon jël njëkk a nekk ki war a njëkk a oo population bi taxawal leen def ay conseil consultatif de quartier fexe ba chaque quartier mbalit moo fa nekk mairie bi jëlee ko fa mais mairie bi tey vraiment bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax la leen ñor nekkul population bi la leen tax a jóg nekkul population parce que bu fekkoon ne population bi ñor na leen mbalit mu mel nii duñu ko gis ci dëkk bi di ko toog di ko seetaan. Diamaguène Sicap Mbao bokk na ci commune yoo xamante ne yu gën a salte la fii ci banlieue bu Dakar population bi di ñaan nguur gi ñu indi ay seeni moyens ngir génne askan wi ci situation bi ñu nekkee ngir ñu mën a xeex yenn jàngoro yoo xamante ne bu nawet bi jotee day faral di dal askan wi. ñu wax ci géej gi ak ndaw ñi ci ñàkk seen bakkeen at bu nekk lim bi nag di gën di yokku tax na kii di Ngoné Ndoye nekkoon ancien ministre des Sénégalais de l'extérieur ak Boubacar Sèye ñoom nag li ñuy ñaawlu mooy doxalinu nguurub Sénégal ci li ñu dippee immigration clandestine ndaw yu jóge ci biir réew mi di dem biti réew te amuñu këyit ca war li ni mel nag ñu ngi ko xamle ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi doon def projection film documentaire dippee ko le calvaire des migrants maanaam jafe-jafe ñiy jël géej gi di dem biti réew dañ ci ànd ak Ibrahima Kamara. film bu Khadim Ndiaye bi ci ab émigration clandestine lay àddu muy jaar-jaar ak jafe-jafe yi ndaw ñi di jànkonteel bu ñu bëggee tukki di jaar ci yoonu suuf si ki fi ne woon jëwriñ bi ñu dénkoon wàllu doomi Sénégal yi yeewoo sa bitim réew di ci àddu. ndax xale yi ku ci jóge Sénégal da ngay jaar Bamako da ngay jaar Mali jaar Burkina jaar Niger fegee ji Libye pour jéggi ndox mi dem Europe Lampedusa via pour mën a dugg Italie loolu mooy réew yooyu ngay romb yépp bu ñu bokkoon toog waxtaan dinañ mën a indi luy mën a tënk xale yi ba xam ne yoon boobu bu dee mënul ñàkk itam dina wóor mais tey yoon bi wóorul lu nekk am na ci biir te nettali nañ ko loolu nag li ma ciy jël rek photo bu may teg ci kanamam mooy Union européenne ñoom loolu la ñu def. ki jiite Horizon Sans Frontières di ab kuréel buy sàmm àq ak yelleefu doomi Sénégal yenn sa bitim réew di Boubacar Sèye di àddu si tolluwaayu tukki ndaw ñi ak jafe-jafe yi. En 2018 bi ñu nekk génn nii il y a eu plus de 769 morts en Méditerranée occidentale. Méditerranée occidentale moom mooy l'axe Maroc dugg Espagne xam nga donc chiffres yooyu jéggi na doyo ces chiffres sont alarmants am na ñu wax ni sax en moyenne gisoo ba léegi il y a des bateaux qui vadrouillent en Méditerranée gis nga tey jii xeex bi kenn du leen jël ñu ngi leen di rejeter fu nekk am na ñu wax ni en moyenne am na 11 personnes yoo xam ni chaque jour dina ñàkk seen bakkan ci géej gi. film bi di àddu si ndaw yi tukki jaare ko ci yoonu géej gi ak suuf si jéye yi ak jafe-jafe yi di gën di yokku saa su ne. ñu wax ci wàllum xëy ak ndaje bi contrôleur ak inspecteur du travail amaloon tey doon nag sàkku ci nguurub Sénégal ngir mu sàmmonteeg xaatim yi doxoon seen digganteeg ñoom ci seen protocole bu 2011 bi ci loolee nag daal dinañ ñëwaat ci yenn ponk yi mooy li ñu dippee stabilité sociale waaye it émergence économique yokkute ci wàllum koom ba ci yenn coppaat ñi war a am ci code du travail ak liggéey bi ki ñu ciy déglu mooy Ten Gueye moom nag la ñu dénk seen kàddu tey. signé nañu benn protocole 2011. ñu nag gouvernement bi bu ñu defee suñu grève pare beneen bi mooy pour jëmmal liggéey bi ci administration du travail rataxal diggante syndicat yi administration ak gouvernement bi lépp dañoo tegoon benn pacte boo xam ne day tax nit ñi dal tey waxtaan diisoo pacte boobu nag dañoo am lu gouvernement bi jëloon comme engagement ne dinañ yokk suñu jumtukaay yokk nu ñu suñu nekkin. boobu leen nag ñu ngi xaar engagement bi depuis 2016 la ñuy négocier ak gouvernement bi def nañu ñetti tour benn de plénière ak ñaar commission
point bu nekk rendre conclusion ñu war a taxaw pour léegi nag finaliser boobu comment dire ces négociations yi boobu nag 30 mois tey jii ñu ngi xaar nag daa fu mu yem parce que aussi ba léegi def nañu preuve de responsabilité mooy bëgguñu mettre le gouvernement à l'aise mais aussi syndicat aussi rôle mooy revendiquer. junj nañ ko ci ndorteelu xibaar yi menuisier yi defar lal ak armoire ak yi ni mel te nekkee fii ci canal 4 bi daanaka ay jumtuwaay yu mucc ayib la ñuy daal di defar méngoog yi ñuy jëlee biti réew di ko dugal ci biir réew mi loolu nag mooy faral di gaafagal seen liggéey ndax ñu bëri dañuy seet lu mu yombee rek ñu koy utali ñoom menuisier yooyu sax neem sax li jóge ci biti réew di dugg ci biir réew gi bëri na teewul ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir defar li askan wi soxla li ñuy sàkku nag ci gouvernement bi mooy mu jàppale leen ci loolee ñi jëlee ci biti réew fexe ba jéem koo wàññi ba ñoom it seen liggéey mën a dox Amagor Robert Niang moo fa def ab gëstu. ay lal ak i armoire ak itam yeneen jëmtuwaay yu ñuy jaay lii ngeen di gis dem na ba bokk ci xar kanamu canal 4 bile jamono di dox menuisier itam di gën di yokk taaru meuble yi ñuy liggéey. meuble yi ñuy liggéey actuellement nii moo gën a rafet fop parce que niveau modèle la dañuy xool tamit ci adduna bi ni muy doxee ñu doxee noonu quoi comme li nga xam ne meuble yi nga xam ne tubaab bi dañ koy importer di ko indi fii ñu ñuy jéem a defar yu mel noonu waaw daanaka modèle yi tubaab yi defar yëpp ñun dañ koy defar en local quoi yóbbu luñ ñu dara daal. mën naa la woon comme armoire glissant yi nga xam ne appareil yi ñu ko doon installé ak yooyu amutoon lépp am na looy dem di jëgaani rek léegi mi ngi ci biir réew mi. ginnaaw bu ñu noppee ci yokku taaru meuble yi ñuy liggéey ñoom ñi lee ñuy ñaan nguur gi mu gestu leen. nguur gi moom li ñuy laaj pour ñu jàppale leen moom lu yomb la quoi mooy maanaam bu ñu teelee importé yi rek waaw am naa yaakaar ne ñun dinañ ci génn quoi importé yi kese moom ñun moo ñu sonal daal moom waaw te obligé nit ñi pour ñu jënd meuble local yi bu ñu jëndee suñu meuble rek ñun li ngeen bëgg dinañ ko am soxlawuñ ñu financé ñu soxlawuñ dara ñun loolu rek lañ bëgg quoi nañu teel importé yi rek ba gars yi forcé leen suñu meuble yi bañ jënd ko far force rek. donte meuble yu jóge ca bitim réew xaw naa sooke seen liggéey waaye seen gis-gis am nañ ba tey jii client bu wóor. am na ñooñu mënu leen wax ba jënduloo leen meuble importé ñoom ci local bi rek local bi moom da ngay yor ba soxlaatoo nga seet ko mu doole nga foog ko may ko mu jariñoo ko loolu moom moo nekk ci local bi. gën gaa néew benn weer des ci tabaski bile jaaykat yi di xaar ba tey client yi. ren moom wax dëgg yàlla client yi ñëwaguñ carrément quoi waaw peut-être nag ñi ngi ñëw benn quoi mais ñëwaguñ bu baax a baax waaw peut-être xam naa dañuy bàyyi ba ci kanam ak dara quoi parce que xam nga Sénégalais dafa bëgg dernier moment. menuisier yi ci seen liggéey di jànkonteel ak meuble yu jóge ca tugal ak it seeraayu jëmtuwaay yu ñuy liggéeyee waaye lu ci mënti am ñoom ñi lee ñu ngi xar seen tànk tubéy ngir mën a jàmmarloog seeni jafe-jafe. ñu wax ci leneen juróom-ñaareelu édition festival du moins international handicap micro amaloon nañ ko tey jile ci centre culturel Blaise Senghor loole nag doon dajale wuy handicapé yi wuy laago yi du moins ñoom nag ñëw tey andi jumtukaay yi nga xamante ne dañu koo defar ci diirum at loolee saa su nekk nag la ñu koy amal askan wu takku mooy ñëwit wuy si leen ngir xool li nga xamante ne mooy seen liggéey dañ ciy ànd ak Sofia Ba. ngir gën a fësal seen manin te xeex ngir ñu bàyyi leen xel kuréelu woylaago yi amal nañ benn festival bu ñu duppee festival international handicap micro. si dañuy faral di ko def parce que bi mooy 7e édition bi parce que tout juste comme ni ma la ko waxee c'est pour la promotion des personnes en situation de handicap dans tous les cadres nag jëm ci wàllu artiste artisanat culture et tout. ci loolu daal moo waral édition bi. bi leen daje nag doon na lu soxal képp woylaago bu nekk Sénégal. ah fii y a toutes les régions parce que déjà moi je viens de Louga, il y a le stand de Louga, il y a d'autres qui viennent de Thiès bari nañ fi daal vraiment tous les régions sont représentées. seen kàddu moo di ñu ngi ñaan gën a yokk di leen jàppale te di leen bàyyi xel. ñun daal bëgg nañ ñu gën a valoriser vraiment seen liggéey parce que ñun on a toujours lutté pour la promotion des personnes en situation de handicap kon suñu ñëwee tey di wone liggéey bi nga xamante ne ñoom ñoo ngi koy abattre sur le terrain di ko def dañu bëgg vraiment le gouvernement gën ci taxaw gën leen jàppale ci li ñuy liggéey di jënd seeni article. lëkkaloo bu toll bii festival soxla na gestu bu baax
dafa dajale ay métiers yu bari. coordination festival bi moom mooy jéem a fexe rek ba impliquer ñëpp faire participer tout le monde ñi nga xam ni dañuy wàllu yëngu ci fànn bu ne mooy comme ni ngeen gis ñiy exposé ak artistes yi chanteurs yi tout à l'heure ni ngeen gis podium bi ñu koy installé nii déjà dina am spectacle artistes handicapés yi dina ñëw jouer donc ñiy def céréales locales ñi ñaw ñëpp daal dañ fiy tase moom moo waral ñu tuddee ko handicap micro donc nekk autour du micro wax sunu soxla. naka noonu bataaxal bu dëgg la ñu yóbbante askan wi ak njiitu réew mi. ñu mën a wone ni ñoom ci réew mi la ñu bokk te it dañu war a contribuer ci développement bi aussi nekkuñu rek handicapé yi dañ leen séntu ci beneen côté mais ay ñu yor ay métier lañ donc ay artistes lañ donc loolu moo tax daal ñu fas yéene ko di ko pérenniser waaw duñ ko yàlla bàyyee daal ñu koy gën di def quoi di ko gën di taxawal. festival bi at bu ne lay am te ñi ñaa ngi gën a ñëw. bàkk ba jib na xibaar yi biti réew ne sarax dañuy wutali ca France ak président Emmanuel Macron mi biral ne nag dinañ créer benn commandant militaire boo xamante ni li koy tax a jóg mooy ñu nekk ci wàllum jaww ji di espace jubluwaay gi nag mooy gën a jàppale ñi nekk ci espace bi di def liggéey bu mucc ayib loole nag ci atub septembre lañ ko fas yéene dalloo moom Emmanuel Macron ba tey di biral ne loolee bu mëtee dina nekk nag benn armée de l'air ak armée de l'espace lay mujjee nekk ci mujjantal gi. dañuy jóge France daal di dem ca Hong Kong ak benn xew-xew bu mag wa fa amoon dajale woon lu ëpp 1,000 ci ay doomi aadama ci samedi bi ci Changshu nekk benn dëkk bu jege loolu frontière u Chine ba. ñoom nag li ñuy naqarlu mooy yenn ci commerçant yi jël ay bagages foofee di ko utali ca Chine continentale ñu ne loolee na dakk ñenn ñi nag dëgëroon bopp di tëj bañoon ne duñu tëj seeni magasin mujjee koo tëj ndax wëy manifester yi dañu fa amal ay yàqu-yàqu yu bari ci bërëb yooyee. ñu dem ci bonk bu mujj bi muy gëstu bés bi tey jile nag ñuy dem ba ci diggante Bargny Géej ak Rufisque foofee nag askan wu takkoo fa nekk daanaka li génne ci géej gi la ñuy dundee seen koom yépp foofu lay bàyyeekoo fu mu toll nii nag mbir yi tàmbalee soppeeku ay jafe-jafe yu mag la ñuy janool yan dem batin diggante Tëng Géej ak Bargny Géej soo dee xool sa loxo ndeyjoor su fekkee ne dangay génn Ndakaaru dangay faral di gis saxaar su takku muy gilli fu ne foofe nag ay yëngu-yëngu yu wute ñu am ca bërëb bi ni mel ndaxte bokk na ci lii ñu duppee farine de poisson ñu ko fay liggéey ak yeneen yoo xamanteel askan wa fa nekk ma nga fa di ko liggéey waaye nag léeg-léeg mu gis ca boppam léeg-léeg tamit safaan wa daal di am. ba avant ñu koy wax li ñu am matière première bi mooy déchets yi mooy bopp yi genn gi ak jën bi bopp yi ak genn bi déchets yooyu la ñuy jël on les met dans les sacs ñu wàcc ñu suti ko mélange ko dugal ko ci machine yi ñu broyer ko mu génneel ñu farine de poisson. usines yi defar aliment volaille dañuy soxla farine de poisson bi mais agriculture aussi dañ koy soxla. ñi di béy aussi dañuy soxla farine de poisson parce que dañ koy def aussi fumier quoi. bërëb boobee tam di dalal ay soxna ñoom nag ci keccax gi la ñuy liggéey lakk ko ci ab diir laata rek ñu koy dem jaayi kiliyaan ya fa gën a fës nag soo dee xool doon ñuy jóge ko ca bitim réew waaye àpp ba bëri na tey jilee lañ fay jëlee ca géej googee diggante Bargny Géej ak Tëng Géej daan na dundal askan wa fa yeewoo mu mel ni tey safaan wa moo fa am. li ñuy defar dañ koy jaay saa nit ñëw fi wala Burkina yi jënd ka waaye dañ si mënta am dara ba ni liggéey ba tey maa ngi nii nar a màgget aw ma kër aw ma dara sonn ma nag samay morom ñun ñëpp a sonn depuis presque bi ñu fi nekkee léegi mu mat 40 ans dara amuñu ko waaye ma ne 3 téeméer lay doon
ñetti téeméer ma tab dépasse te saa nga perte nga liggéey ko ba pare faral say loxo jëli sa ñetti téeméer sa kër indi ko fii boolaa ngaa ñibbi boo demee nga perte looy lekk looy naan. nappakat ci ña nga fa bari fa lool sax waaye li mel ni mbàllaw fi la tournée yi ña nga ca bërëb ba di def seen ay liggéey ni ko lébu yi xamee ak naka lañ ko bëgge woon tey du ñoom kott ñoom ñoo fa ne waaye yëngu-yëngu ya fa am tey ñu xëy di dégg ay coppite ci wàllu gaal yooyee ñu am ca gis-gis jàpp ne mën na safaanook li yoon wax ci wàllu liggéeyub napp te mën na am tam geneen njeexital goo xamanteel ñoom mool yi xaaruñu ko. waaye nag fi mu nekk dañu manqué lu bari loo xam ne ni tey maire moo ñu war a dimbali wala état waaye jàppale ñu si dara day ñëw rek wax seeni wax rek dégg naa dem si yoon ça fait 40 ans waaw ku ñëw da ngay wax say wax rek dégg naa dem su subee élection yi dégg ñëwee léegi dégg matériel yi cher na fi mu nekk mbaale gi cher na moteur yi cher na essence bi dégg cher na banti gaal yi aussi dégg mu ngi ni fi nekk arrêté nañ ko te gaal yi plastique yi ñu fi bëgg a indi yooyu gaal baaxul mënul gaal yi fi la tourné parce que bu fekkee pour gaal yi baare na wéla loolu mën na ko waaye si gaal fi la tourné boo xam ne léegi day doon ay 40 personnes 50 personnes léegi dégg gaal yi diggal plastique yi mënu ko boo si daanu da ngay dem yooyu gaal baaxul pour mool yi. ca bërëb bi ni mel ci fàttali nekk diggante Tëngéej ak Bargny soo déggee na Ndakaaru mu nekk sa loxo ndeyjoor foofee day ku fay romb léeg-léeg sax ngay fat sa bakkan ndax saxaar sekk yeneen xeet yu fay faral di gili waaye nag liggéeykat ya fa ne dëkk ak li ni mel te jàpp ne lay juuteeg ñoom seen ña ngi koy sàmmoonteeg kilifa yi nekk ca diggante ñaari gox yooyee furaas ci ay digge ya ñuy jot waaye jàpp nañ ne ñàq jëriñu te ña nga ca bu baax a baax ñu cay dolli naan bànneex ma nga ca gannaaw coono ba tax na saa su ne ña nga ca waar woowu. cant ak ngërëm ñeel na la Iyane Demba Tine mbokk yi fi la xibaar yi di daal di buuree 19h45 di ngeen ànd ak Khalifa Diakhaté ci xibaar yi en français laata loolu nag ñu bàyyi leen ak seen bulletin météo bi leen jox xibaar yu jëm ci wàllum jaww ji wasalaam.